asalaamaaleykum mbokki Touba seen champ di réseau de supermarché bii nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mouride Rijal Holding SAS seen supermarché bi nga xamante ni moo jóg taxaw tem indi leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllum ay produits waaw rawatina produits yu bàyyeekoo fii si sunu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mouride ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ayib si askan wi ndaxte bokk na si seen seen i taxawaay di joxe xëy waaw seen champ ubbi na ay buntam si mboolem gox yu fasantikoo am nañu seen champ Daaru Marnaan seen champ Madiana seen champ Daaru Xudus seen champ Nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si Ndaamaatu bokk na si seen seen taxawaay lu tolloog fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itteewoo si ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fii rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 976 29 29 ak seen champ daal su gënul du yees. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen jaajëfal ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi ko ànd ak seen site bii di Rafah TV tey nag mbégte la ñu am dellu siwaat ci émission bii di sunu gan tey jii niñ ko baaxoo di defee di dalal ay boromi xam-xam ñoo xamante ni danañ leen soxla ngir ñu toog ak ñoom waxtaane waat li nga xamante ni société bi moom lay dund ngir ñu gën a xam bu baax a baax fan la ñuy teg suñu tànk sunu gan tey am mbégte mu rëy rëy dem ba Mbàkke seppi fa kenn koo xam ne ku ñu xam la koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci diwaanu Bawal rawatina nag ci réew mi mu am taxawaay boo xamante ni bu rëy la taxawaay boo xamante ni taxawaayu jàmbaar dëgg la di xeexkat waaye itam di koo xamante ni ku ñu xam la ci biir njàngal ak jàngale di bay waaram saa su nekk guddeeg bëccëg ci biir am njàngale di wuyoo ci Malick Mbaye monsieur Malick Mbaye di kenn ci ñi nga xamante ni syndicat bii nga xamante ni moom la ñuy tuddee SELS moom moo ko jiite mooy secrétaire général bi mi ngi ci ñetteelu mandaam tey jii moom lañu fas yéene dalal ci émission bii di sunu gan monsieur Malick Mbaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rafah TV ci émission bii di sunu gan. sëñ Abdou Lahad maa ngi lay nuyu. di nuyu équipe bi nga àndal ñëpp. di la sant di la gërëm ci dalal bi nga ma dalal. di ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci ndam. amiin amiin. te defal ndam. télévision bi nga xam ni. wax dëgg yàlla mi ngi liggéey fii ci diwaan bi. ak ci réew mi lu mucc ayib. macha allah jërëjëf. jërëjëf Malick Mbaye di SG SELS bu ngeen ko déggee mooy syndicat bi nga xam ne moo lëkkale jàngalekat yi nga xamante ni ñooy syndicat libre maanaam enseignant libre du Sénégal di SELS di syndicat bu am doole nag am solo lool Malick balaa ñuy ñëw. dëgg-dëgg ci biir waxtaan wi war nañu delluwaat nag ñu xam lan mooy taarixu syndicalisme ci réew mi ci Sénégal ak SELS fan la tàmbalee ak fan la juddoo ba fii mu toll nii lan mooy dëgg-dëgg ay rôle yi nga xam ne mi ngi koy joué. jërëjëf xam nga syndicalisme. juddoowul Sénégal. mi ngi juddoo en Europe. vers 1880. Bon, à la suite de la révolution industrielle. La révolution industrielle boobu moo indi la révolution démographique moo indi également la révolution idéologique. mel ni xel yi travailleurs yi commencé changer. ñu commencé xam seeni droit ginnaaw bi nga xamee ni ñoom yàgg nañ leen a noot ci ay devoir. maanaam ñu leen di sonal di leen liggéeyloo. mais bu dee ni Sénégal syndicalisme. dafa mel dafa ànd ak lu ñuy wax l'apparition bu ñuy wax du mouvement syndical francophone. dans l'Afrique subsaharienne. tey Mali ak yooyu ñooñu. foofu la daanaka loolu la àndal. mais également reposer sur si ay convention yu nga xam ni. l'OIT moo ko def. donc loolu moo may
foofu la Sénégal sukkandiku ba commencé nag. commencé développer benn type de syndicat Sénégal vers les années 1970. ñoom lan moo nekkoon seen ay rôle dëgg-dëgg syndicalisme. défendre travailleurs matériel et moral des travailleurs. maanaam seen yelleef. liggéeykat daal bu njëkk ba. dañu daan jël fii yóbbu ñu ci mine yi yóbbu ñu ci tool yi ñuy liggéey daanaka sax duñ la fay bu la joxee nga lekk rek doy na xam la bon xamoo woon say droit xamoo woon dara. mais bi révolution idéologique ñëwee nag xel yi changé. travailleurs xam ne ñoom kat dañuy liggéey mais danañ feebar. danañ bëgg ay kër danañ bëgg ay avancement danañ bëgg ay te loolu. soo amul yenn droit yi. doo ko mën a am ñu commencé nag booloo. pour développer benn forme de syndicalisme. c'est-à-dire xeex pour l'intérêt matériel. et moraux des travailleurs. macha allah donc loolu ko taxoon a jóg Sénégal. donc sooy xool au Sénégal da doon am avant le syndicalisme dans le système éducatif da doon am ay syndicats pour tous les travailleurs tout corps confondu. sooy xool ay CNTS. ay ITD ITDS ñooñu. yu njëkk yooyu. syndicats yu njëkk yooyu. maanaam ñooñu ñoo njëkk avant ay années 72 77. ba keroog forme nag ay syndicats dans le système éducatif commencé ñëw. avec la naissance de SUES. syndicat unique de l'enseignement laïque. SUEL. après CS am. syndicat de l'enseignement au Sénégal. après nag par la suite la yooyu commencé. di màgg CELS itam juddu CELS màgg. waaw di màgg. doonoon syndicat boo xamante ni bu ñu xam la. ràññeekoon lool sax moom CELS. sooy xool sax. syndicats yu njëkk ya. les premiers syndicats. parti politique yi ñoo leen doon financé. ah bon. parti politique. mais est-ce que daan na normal kon parce que syndicat bu ñu demee ba di ko financé. non dama lay wax histoire rek. histoire bi dinaa dellusi ci. loolu dañuy dem. loolu laa wax ma ne loolu est-ce que normaloon na. bon xam nga moo taxoon ñu doon def la participation responsable. ah d'accord. soo dee xool les synthèse avec Madia. da doon def participation responsable moo di giro ñoom. xam la waaw yaa ngi dégg. da doon jàppale travailleurs mais boo soriwul woon amul woon ak nguur. xarma yàlla. xam nga dañ doon naxante. moo tax ñu leen doon wax participation. syndicat participation responsable. tu vois. waaye. booy xool doyen Mbadé Diop boo fàttali ko. loolu sax terme la boo xam ne. da nga ko daan faral looy. waaw moom ñëpp dégg nañ ko normalement. léegi nag Malick pour ñu gën a avancer. syndicat bi nga xam ne yaay secrétaire général bi muy CELS di syndicat des enseignants libres du Sénégal CELS mu doon syndicat bu am doole. syndicat boo xamante ni à l'époque amoon na doole mais léegi xar na ñaar nan nga gisee divertissement boobu nga xam ne am na ci syndicat yi souvent ak bëri goo xamante ni bëri na ko est-ce que carrément intérêt yi lalu ko parce que tam mënoon nañu def benn wala ñaar yoo xamante ni peut-être gis naa ne enseignant bi wala liggéeykat bi dana ci mën a gis boppam mais bu ñu demee ba syndicat yi doon daanaka toll ni parti politique yi tam loolu vraiment pëcc xoolee nuru. xam nga boo ma waxee xar rek. daanaka. da nga may tax ma indil la lan mooy force CELS. waaw xam nga nee naa la léegi bu njëkk ba. parti politique. dañ doon financer ay syndicats. mais yàlla def na. CELS bi bokku ci. CELS moom mosu cee bokk non mosu ci bokk. parce que ñun ay volontaires. ñun dafa mel ni booy méngale ni ñu daan def liggéeykat yu njëkk ya. di leen exploiter maanaam ñuy xeex ak borom doole. te amuñu ay armes ñun dafa mel ni daanaka ñun noonu lañ juddoo. CELS dafa nekkoon. syndicat des volontaires. maanaam mooy jàngalekat yooyu xam dañ leen a jëloon. maanaam amuñu ay droit. ñu leen di fay 50 000. mais volontaires yi rek dañoo coobaree rek dugg ci biir coobare te juróom-ñeenti weer lañ leen di fay. fukkeel ñetti weer vacances yi duñ leen fay. duñ sax ay contractuels. xam nga ay volontaire rek boo dikkee daal ñu compter bis yi bu weer dee ñu fay la bu a jàng amul nga toog sa kër. te boobu bi ñu koy def Sénégal dafa soxla woon ay jàngalekat. parce que taux d'alphabétisation bi dafa baissé woon. waaw wàccoon ñu mënoon a jàng. ak ñu mënoon a lire bariwul. d'accord te dafa toll woon ci Sénégal di restructurer wu pour tendre maintenant vers un pas vers le développement. te pour mu def loolu. fokk mu jàng fokk mu ubbi école
fokk mu jàngal xale yi. ñu mën a lire mën a bind. te bu boobaa loolu il faut que mu am ay maîtres. ci la tendre la main. aux jeunes sénégalais et bacheliers et des diplômés. ni dafa bëgg ubbi ay école fi gën a sori ci réew yi. ci biir dëkk bi pour jàngal xale yi ñu lire. ba xam ni disparité du amati maanaam gone gi kaw gi. parce que bu ñu ko daan gone kaw maanaam ak gone taax parce que dafa jàng. xam ni mi def gone kaw jàngul mais pour faire sauter ça il faut que ñëpp yam. gone kaw ni mu mën a am accès à l'éducation. gone taax bi ni mu ko amee noonu la ko gone kaw ga. mais il faut trouver des enseignants. mais EG nan nga gisee syndicats yi ni mu bëree ci réew mi. ci laay ñëw taxul ba léegi nag jàngalekat yi am gis seen bopp ci syndicats yi. ci laay ñëw moo tax man la ci la ñu dajaloo. doon ay jàngalekat yoo xam ne amuñu benn droit jaayanteeg seen carrière. dàq leen yam ñu yamale ko ak liggéey. di xeex ba en 2003. def ko amical. tey ji amical boobu seen affaire Bousso. di sët ci sëñ bu borom Touba. ñu ngi koy ñu ngi jaaree suñu xalif bu tedd bi sëñ Muntaxa. di ko ñaanal mu yàgg fi ci wér di ñaaw si jaaree njabootu borom Touba gépp ak waa kër maam Cheikh Ibrahima ak Cheikh yëpp. ñooñu sëtam seen biir lañ tànn ko jiite amical parce que boobu kenn ñi moo ko jiite. ku ko jiite woon ku dut ku bokkul ci kër ku tedd ki rek. maanaam mën nañ laa faagaagal. mais comme maamam moom. dafa jaayante woon ñime tubaab yi. échappé tubaab yi dominer leen ñu jàpp ni moom bu ñu ko joxee lii mu jiite ko dana dominer nguur gi te looloo am. noonu la ko yoree muy sëñ Afé Bousso. ba fondé CELS ba CELS taxaw. en 2003 am récépissé am doon syndicat. macha allah bi mu doonee syndicat nag. ak doole noonu mu juddoo te sëriñ si def ci seen doole. sëñ Sidi maa ngi koy ziar. doom sëñ Sidi. sëñ Abdoulaye. def na ci xaalisam. sëñ Sidim Sey Blad. waaw sëñ Cheikh bu Daaru Rahman def na ci. macha allah rahmatulah. sëñ kii bu Daaru Nahim. kii Mbacke def na ci xaalisam. loolu moo xaalis boobu moo financé les premières réunions du CELS. ah bon. tey boo gisee CELS fort. loolu am na ñu xamul ñoom ñoo njëkk a jël xaalis parce que boobu sëñ Afé Bousso mi ngi ci ñu jël seen xaalis def ci ñaanal ñu. dëgg caaw. moo tax CELS fort ba. boo nee ñaar xarul ñaar de. CELS ñetti nit génne nañ xar na ñetti yoon. da nga jàpp ne dañ cee juddoo daal. avant élection yi représentativité yi. ñu koy gagné. CELS xar na ñetti yoon. mais nag Malick CELS boobu nag dafa mel ni wuute na ak CELS bii ñu. non dama lay wax ni ñun ñoo gagné élection de représentativité avec 31%. waaw xam nga xar ñetti yoon. waaw dama la wax lu ko fondé. xam nga ni nit ñi aussi. c'est par des intérêts. parce que xar bi. mooy li ma jàpp mooy boo demee compétition ñu gagné la. da ngaa war a rangé wu. waaw malheureusement mosuñoo dem compétition. mu am xëccoo. amagul. déedéet. yow da ngay ñëw compétition. gis ni muy doxee nga defe ni daraa ngi ci. nga daal ni man lii damay def dafa ne ñoom daal war nañoo mën a am xaalis war nañoo mën a am oto ñii ma leen gisee daal. gars yi te sutura la ñuy dawe nga ni naa dem wutit ji loolu soo dawee. boo xool ñu bari bu ñu defee at rek. syndicat bi daal di kon da ngaa jàpp ne am na syndicat yoo xamante ni daanaka wàllu lu ñuy am moo tax ñu former. déedéet xam nga loolu du ma ko wax parce que dama leen respecté. c'est des organisations. mais nag bu amee nag wax ko nag. non xamul tax am na. xamul tax du ma ko wax dama ni la. waaw man damay wax li ma rafetluwul. waaw mais li leen animé ak seen judduwaay ak seen nekkaay. nangul naa leen ko respecté naa leen. parce que damay jàpp ni. ku jóg di wut syndicat. ci jàppin bi principe. da nga koo defar da nga bëgg a jàppale liggéeykat. normalement loolu mooy yoon. man par principe. loolu mooy yoon normalement principe bi mooy da ngaa war a jàppale liggéeykat rawatina enseignants yi nga xamante ni toujours dañuy ranger wu ci seen ginnaaw pour bëgg ku leen jàppale. voilà donte ne yéen a ngi ciy def ay jéego mais est-ce que carrément am ngeen satisfaction ci enseignants yi nga xamante ni chaque fois yéen da ngeen di wax ne ñoom ngeen di xeexal. ñoom ñun ñooy seen ndaw. ñoom ñooy am ci ñun satisfaction. wala ñu ñàkk am ci ñun satisfaction. mooy waral ñun fu mandat jeexee. dañ koy suivre dañ koy médiatiser. dañuy woote AG. loolu moom miin nga ko ci CELS. waaw normalement loolu day am. dans tout le département. c'est le seul CELS. ngay gis fekk AG assemblée générale de renouvellement. mu mobiliser. damay wax ci sa kanam. cela veut dire donc. c'est une organisation ci xam moom. démocratique.
boo xam ne ñun bu demee dañuy woo mbooloo mi ni leen. nii ñuy liggéeyee ndax baax na. su baaxee ñu ni ñu wéyal leen ko. su baaxul ñu ni leen tànn leen keneen koo xam ne war nañoo mën a gën a man li ñuy def. ñu dem. yàlla defal nañu suturaal nañu bii passé. amul sax wote. dañoo ñëw toog ñu ni kenn du yëkkati wax. yow la ñuy joxaat ma jàpp ni. ñàkk am naa ay rëq-rëq yu ma def parce que doomu aadama matul. mënut a ñàkk waaw bañ a juum des fois. mënu ma ni lépp laa mën a def lépp réussir naa ko déedéet. waaye li nga xam ni jàpp naa ni. moo am solo muy fii muy au niveau national ndaxte kat baa ngi ci sant bu baax jàngalekat yi man maa leen mënul fay ndax yóbbu nañ ma ci niveau boo xam ni wax dëgg yàlla nekk naa ko ci au niveau national. grâce ci seen i ñaan. ak seen i soutien kon man lu ma mën a def rek. su ma dee góor dama leen war a liggéeyal mais nag bu ñu jàppee ni. waaw tey liggéeykat yi. ñoom amuñu luñ def xaj na bilan bi du fi xaj. mais su ma jàppee ni bi ñu dalee xeex ba léegi. waaw lépp nag doxul. lépp moom doxul. lépp doxul moom. ndax ki ñu àndal di ki ñuy xeexal nekk suñ kanam. maanaam dafa jafee xeexal. muy état bi. muy état. parce que li tax mu jafee xeexal. manqué wuñu ay moyens. mais dañu am stratégie bu ñuy xeexee. parce que ñun kilifa duñ ko pousser jusqu'au dos au mur. duñ ko bëmax ba sës ko ci mur bi. surtout kilifa goo xam saa yoo toog ak yow. mu jël ay engagement. am na benn problème boo xamante ni itam doguma la faaw itam ñu régler ko muy dañuy jiital benn nit ci benn syndicat mu dem a dem ba sëkkatal gouvernement bi état ak seen ni ñuy def ni ñuy jouer jël kooka sempi ko indi ko ci seen biir kooka itam nangu lool ñëw dugg ci biir état dootul féetewoo ak jàngalekat yi maanaam la ko waroon la taxoon ñu samp ko ngir mu xeexal enseignants yi loolu dañuy dem ba yàgg dañuy gis ne kooka ndekete état la féeteeg dañuy dem a dem ba mu yàgg kooka day mujj bàyyeendi ko carrément gis nañ ko ba tàyyi fii ci réew mi. loolu mënul ñàkk ab laat gis nga loolu mais texte yi. mais loolu est-ce que du tax ñu weddi leen ñu ne gars yi daal ñëpp a yam daal. non xam nga état am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci ministère yi. c'est des syndicats. mais c'est des technocrates politique gu ñu. syndicats yi ñoo leen ci yóbbu ñu laaj leen ni leen ñii ay nit lañ yoo xam ni am nañ xam-xam. jox leen. pour lii ngeen ñuy laaj ñoom ñooñu ko gën a xam. ñu ñuy conseiller. mais bis boo demee ba nekk chef de cabinet. wala nga nekk secrétaire wala directeur national dàq nañ la. dootoo nekk secrétaire général pare nga ci moom. dañuy jël keneen teg la ñun suñu teg dàq na la. suñ la nommee directeur rek suñu teg dàq na la. suñ la nommee boo nekk ci cabinet ministre rek. suñu teg dàq parce que loolu dañu jàpp ni c'est politique mais nga nekk ci ab ministère. nekkal fa jàngalekat yi. suñu indee wax lu mel ni validation. nga teg ko sa loxo ni jox ma ko. conseiller ci ministre bi mu gaaw. loolu dina am solo. danañ ci ñëw sax léegi mais sëñ Malick dafa am loo xamante ni lu jar a waxtaane la parce que souvent dañuy dégg ne syndicalistes yi daanaka seen revendication yi ci ëpp laajum xaalis la ak ay koppar yu ñuy def seen i poste ñoom enseignants yi mais rarement la ñuy dégg syndicaliste taxaw ne wax ci niveau xale yi nga xam ne dafa wàcc dafa baissé wu. wala mu wax ci abri provisoire yi nga xamante ni dañuy xus ci biir dëkk bi wala sax mu wax ci violence bi nga xamante ni Malick dafa am ci école bi. loolu rarement la ñuy gis syndicalistes yi di ci wax di ci casse parce que loolu vraiment bokk na ci li tax ñu gën leen a samp mooy fexe ba taxawu bañ a yem ci jàngalekat rek mais parce que ku ne jàngalekat ne élève parce que jàngalekat mënut a am li mu bëgg te élève amul li mu bëgg loolu itam boo bëgg nañ ngeen gën cee bàyyi xel yéen syndicalistes yi. maanaam xam nga booy xool syndicats yi dañ koo def seen plateforme zéro abri provisoire. mais est-ce que ñu ngi ciy dox. non ñu ngi bu baax y a un programme boo xam ne mi ngi dox ci loolu. tey mi ngi am genre monitoring ay daje yoo xam ne ñu ngi évaluer même monitoring bi léegi dafa dem ba nekk monitoring sectoriel. léegi daje dootul am ministère yu groupé wu. dañuy daje ak ministère de l'urbanisme. wax ci kër yi wax ci kii yi wax ci affaire yi. taseeg ministère finance wax ci lii. wax ci lii taseeg ministre de l'éducation nationale ministère bu ne léegi. dañoo def un calendrier di taseeg yow di évaluer affaire yi. te loolu bokk na ci on a toujours crié. que ni na abri yi doñ ci école yi. ak niveau xale yi aussi. sur la qualité. boo gisee léegi ñuy recruter jàngalekat. sur la base du bac syndicat yi la. ah ñoom ñoo ko xeex. c'est pas l'État. parce que bu njëkkoon BFM la woon ngay jàllee. c'est pas l'État. léegi bac la. mais ce sont les enseignants. parce que dañ doon recruter nit ñi. ci ay BFM ñuy commencer
bi ñuy former les instituteurs adjoints. Serigne Mbaye Thiam xaw ma fu mu ko jëlee yeewu rek génn benn naan xoolal faute yi jàngalekat yi def. mais rek souvent dafay daan na am nag loolu. moom daan non mais man xaw ma fu mu jëlee tey faute bi yooyu xam nga faute yooyu. baax na ci nga toog ci télé génn ay faute naan ay ñoo ko def. di ko boobaa da ngay généraliser jàngalekat yëpp moom dugal leen ci benn coin xam nga loolu moom ay wax la loolu moom kii la ay wax la woon yoo xam ne mais nag état bi def na lu am solo loo xam ne gisuguma ngeen apprécier ko muy 5000 enseignants yi nga xamante ni war leen recruter former leen dugal leen ci biir fonction publique loolu itam lu rafet waaw moo tax ma bëgg a àggale ci ñetti points yi nga ma waxoon mooy qualité bi tontu naa la ci abri provisoire yi tontu naa la ci xam violence bi aussi violence bi nous condamnons toutes sortes de violences dans le milieu scolaire sooy xool li nga xam ni tey ñun ñi ngi koy sàmm te gouvernement sàmm ko mooy ñun tey suñu ne woon maître bi dóor na élève bi gaañ ko dañuy nangu mu dem ñu yóbbu ko ci yoon ñaata yoon lañu yóbbu jàngalekat ci yoon ndax loolu waaw bëri na buñ ne jiiñ nen jàngalekat bi viol lan la ñuy wax dañ koy yóbbu ci yoon parce que da nga dégg ñu naan nañ ko ba wala dañuy grève bàyyi nañ ko déedéet dañ naan na yoon def liggéeyam parce que tamit ñun loolu lañ gëm loolu mooy dëgg mais da nga dégg nga enseignant élève dóor ko ci école waaw loolu moom nemmeeku nañ ko du benn du yoon du ñaar lan la état def est-ce que état def na ay taxawaay pour xeex loolu pour li ñu mën a nangu mu nangu ko parce que ay partenaires bu ñu ànd dafa war a partenariat dafa war a sincère su fekkee gis nga kay di def ay effort yow da ngaa war a def ay effort rawatina yow mi nga xam ne nii yow yaa ko ëpp doole mais amul kon na nga jàpp ni ñun amuñu benn violence boo xam ne muy violence bi ñu exercer ci élève bi wala violence bi ñu exercer ci maître bi nous bannissons toute forme de violence dans le milieu scolaire loolu moom mënuñu ko nangu loolu am solo la mënuñu ko lu am solo la violence moom baaxul ci fenn rawatina ci milieu boo xamante ni milieu éducatif la dañ koy yare surtout nag violence boo xamante ni bu njëkkoon dañ daan gis enseignant moo daan dal ci kaw xale ci élève am mais dafa mel ne dafa wonneeku loole parce que léegi xale yi lañuy gis ñooy dal ci kaw cela s'explique lan cela veut dire que l'école fi mu jëm si on prend pas garde c'est pas bon xam nga dégg temps ministre bi dem ay boy yoo xam ni xaw ma ñuy joxe fête ñu dem di taal ay cahier di taal dem au lieu des sanctions ñu naan dañuy organiser pour dem ñu baalu élèves yi dikk di baalu demee bu dee lu am rek bu dëkkee ñu baalu et si on ne prend pas des sanctions fermes sur certains comportements parce que école dafa war a yar waaw normalement dafa war a yare waratul former ay boy di leen jeter dans la rue loolu moom jaaduwut vraiment dafa war a yare bu fekkee yarewul rek day mel ne wuyootul lañ ko doon doyee muy école léegi xaw ma bi mu naa la xaaral ma dellusi ci lii am nga loo ma doon laaj maa ngi la doon laaj ci li nga xam ne yéen syndicalistes yi war ngeen cee gën a taxaw ci 5000 enseignants yooyu nga xamante ni voilà nan nañ ko apprécier waaw mais rafetlu ko xam nga ñun quand un déficit enseignant dafa am bëgguñu gënul nga dem ci école yi xale yi war a jànguñu parce que amuñu maître loolu soo ko xoolee dafa mel ni ñun bëri na école yi ñuy tëj yoo xam ne ñàkk am ku leen jàngal moo tax te syndicat rôle am la parce que le syndicat c'est pas seulement mu défendre les intérêts moraux yam ci enseignant mais day défendre intérêt école surtout te kuy défendre intérêt école yaa ngi bàyyi xel xale yi normalement kon ñun bëgguñu école yi di tëj bëgguñu ay classe aussi di def ay double flic yooyu normalement parce que loolu lépp day influencé wu ci niveau influencé ci niveau bi looloo tax daanaka niveau bi melut dëgg-dëgg nañ ko foogee woon ñu rafetlu cette politique là que mu recruter ay jàngalekat non seulement bëri nay wax nag 5000 enseignants yooyu bëri na lu ñu ciy wax lool sax ci xeeti recrutement bi ñu leen recruter comme lan ah non loolu jërul ñuy expliquer mais nag yow en tant que yaa ma gën a xam parce que tam am na ñoo xamante ni ay boromi niveau lañ ñu gis ñoo xamante ni ñoo leen ëpp niveau fuuf ñu jàll te ñoom jàlluñu loolu itam neexul expliquer xam nga Abdoulaye loo def mu am critique je ne défends pas l'État mais fi ma ci mën a yem fi ci ma fi xam ci sama xam-xam yam fa mooy ci ay diplôme lañ leen recruter ça c'est clair mais nag xam nga bu fekkee que da ngaa jël ab bachelier bàyyi fa ab licencié loolu itam problème la non xam nga bac lañ wax waaw
ñooñu dañoo bind man je me rappelle en 99. bi may def bi may dugg ci njàngale bi ñun dañoo bindoon. am nañu amoon licence bindandoo ak ñun amuñu. waaw. ça man je suis témoin clair. noonu la daan demee alors am nga licence te bu njëkk ba. première génération deuxième dañoo jël mais bi ñuy jël dañoo jël licence maîtrise licence bac. loolu lañ def de. très bien bu amuloon loolu booba jëluñu la woon. kon bii su fekkee dañ ni bac lañ laaj. yow bul ni am naa sama licence. man dañ maa war a recruter d'office. étant donné que waxuñu recrutement direct dañ ni leen déposer leen booy déposer soxlawuñ licence ba bac bi rek lañ la laaj. nga déposer ak bac dem def ak bac échec nga di dañoo jël bac bi ba ma. loolu mënu ma cee xóot. peut-être nag ñoom loolu la ñuy gis. ci biti mais non attention. attention bu doon recrutement direct. ma gis ñu recruter bachelier jël rek sur la base de diplôme recrutement sur la base de diplôme je veux dire. su fekkoon nañ recruter ci base diplôme. su boobaa bu nee man am naa licence de jël nañ ko am bac. Je dis non. moo dal CAP. li ngay wax ci CAP la ëppee. dañ ne ñi am diplôme académique. diplôme professionnel. muy CAP ñoom la ñuy jël. mais ils ont pris un nombre rek. ni leen par exemple ñoom sur les 5000 on prend 2000. mais tey man nga ni ma ki am expérience. de 5 ans waruñoo jël waruñu ko faa bàyyi jël ko am expérience de 2 ans man nga maa wax foofu. waaw ma mën a ak d'accord ni loolu mën naa ne. mais en tout cas ci fi ñu yam ñun ci suñu xam-xam. ak li nga xam ni moom la ñu xam mooy ci ay diplôme lañ recruter nit ñi. très bien. xam la te c'est des jeunes. ñu ngi leen di xaar parce que boo amul diplôme. buñ la recruter defe naa doo dugg fonction publique. ko mu dalit booy boo nga bañ a xam. li ci des nag. man mënuma koo wax bu dee ni mbirum politique la waa politique yi nañ ko régler seen biir su dee ni mbirum leneen la nañ ko régler. mais yow li nga mën a gis rek mooy. li nga xamante ni mën a xam mooy li nga gis. li ma xam mooy li ma gis tey demander. ñu gën a améliorer. mode de recrutement bi gën ko defaraat. surtout parce que comme première expérience la. bu ñu ko defaraat. nañ prendre en compte ñi contester. ak wax yi fi am. ba bu ñu koy def ñu defaat ko ci anam yoo xam ni. il y aura moins de contestation. SG mënuñu tëj waxtaan wi te waxtaanuñu ci yan difficulté maanaam lan revendication yi nga xamante ni teg ngeen ko ci table président di ko ci xaar wala ci table gouvernement surtout. lan mooy le respect des accords de 2018 le respect des accords. accords yi. li mu signé woon sur la table de négociation. indemnité de logement. droit la dañ koy jox fonctionnaire yi. na ko état bi relancé moo xam ni sax su doon appliquer l'externalisation def ko ci banque yi fexe ba supporter. les frais gars yi jot ko dina am solo kër yi. na ko jox jàngalekat yi parce que jàngalekat njaboot la. te da nga gis koo xam ne nii wax njaboot mën na koo topp muy jàngale te du am fu mu dëkk. mooy logement yi kër yi mooy indemnité de logement. bi ci des. mooy les actes. lenteur yi ba léegi. lenteur yi moom problème la waaw lenteur administrative moom vraiment. am na ay effort nag. waaw pourtant ñu ngi jéem nag. y a des avancées. mais nit ki du naagu. booy defee dara. da ngay fexe def lu ëpp li nga def. mais bul lim def naa lee. ba nga defe ne def nga lépp. parce que ba léegi ñi ngi fi. di traîner des lenteurs et des lourdeurs administratives ñi ngi wàññi nag lourdeurs yi. lenteurs yi ñu ngi wàññeeku. mais dañoo bëgg mu jeex cela veut dire en un mot. trouver un système. boo xam ni en un temps record jàngalekat bi dana mën a jot ak tam mais su ko jotee ñu valoriser ko. mooy. ñu prendre ko en compte dans son traitement salarial maanaam muy gaaw. ñu koy jox ñu di fay nit ñi seen rappel. parce que dafa mel ni bu ñu ko dee fayit
dañ koy dagg-daggee impôt itam dafa mel ni gars yi ñu ngi koy jàmbat bu baax a baax. waaw mais xañ na wàññeeku na nag. parce que dañ koy kii mais. dama ni. ci ni ñuy fayee. am na lu ma metti parce que bu ñuy fay rappel dañuy fay 1000 personnes tëb 300. bu bee ñëwee ñu régulariser dikkaat kon ils sont en train ma fa mel ni ñu ñuy lëre fayewuñ ko régulièrement mais dafa am ay système yu ñu ciy def. yoo xam ni ba tey lenteur yi day yeex. moom mi ngi fi. est-ce que tam ñoom bu gaawee dana leen arranger normalement parce que tam. est-ce que xaalis am na fi parce que mais sote yi tëb yi moo bon. waaw tëb yi moom vraiment loolu baax parce que ay 100 personnes. ay naa loolu du tëb. loolu dafa mel ni maa tey la nañ ko seetaat. vraiment loolu war nañu ko seetaat xam naa mënuñoo ñàkk ba ñu waxtaan ci mutuelle bi mutuelle de santé ndax ba léegi bokk yi yéen a ngi ci émission sunu gan tey ñu dalal Malick Mbaye nekk secrétaire général bu SELS di syndicat des enseignants libres du Sénégal fii ci Mbacké Malick nga yoraale syndicat bi mu diis lool nga tegaat ci beneen mutuelle de santé nan nga mën a expliquer ñaari fonction yooyu nga xamante ni yéen a ngi ci di dox. ngir rek lu dimbale jàngalekat yi surtout mais nag métti na nag. non xam nga mutuelle bi. comme SELS dafa am mutuelle. de santé. parce que ay say liggéeykat xam nga état bee leen war a faj. mais dañ cee bay suñu waar créer mutuelle su état bi defee ñaar ñu def benn. mooy mutuelle. boole suñuy force pour faj suñuy militant. mais loolu yoruma ko. ci sama ndigal la. mais Abdou Salam Diarra moo ko yor. Abdou Salam ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri Abdou Salam. suñu consultant la ci lii. waaw voilà moom moo ko yor. depuis bi ñu ko falee fii. ma koy suivre di ko superviser. di rafetlu liggéeyam. macha allah. parce que mi ngi ciy bay waaram. am na ci yërmaane. waaw loolu dañu moo ci am solo lool. ndax mi ngi ciy dimbali ay nit. mi ngi ciy dimbali. mi ngi ciy defit li ko war. mi ngi ciy yëgoog man. est-ce que yéen a ngi am itam ay pharmacie yoo xamante ni ñoom ngeen di liggéey ak yoo xamante ni surtout fii ci niveau de Touba dafa xaw a tumurànke loolu ñu am. ci ay pharmacie am nga pharmacie. ay convention la. xam nga ñoom ñoo war a xam li leen yoon may dañoo jàng. mooy que ni ñoom ci mbirum faj waruñoo topp am xaalis kese toog di wut xaalis. du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ni. damaa defe ni dañoo prêter serment ba pare di fàtte des parties de leur serment. parce que mutuelle yi dañoo war a dimbalante nga war leen a jàppale. waaye koo ci yoral ay bor ñun dañuy yoral parce que tey ji suñu xaalis bi état mën na koo yéex a versé. ñu yéex a fay. mais yow boo ñu muñalul day tax nga bloqué ko soo ko bloqué keneen bloqué ku ñu dégg nii ñii duñu fay xaaral ma bloqué leen. alors que maanaam loolu nañu xool yërmande ja. parce que il faut assister une personne en danger il faut l'assister. normalement. dafa nekk bu fekkee ni ay mbirum faj la. képp ku ci yëngatu da ngaa war a laabire di nga war a maslaa. wala da nga mën a am xolum jàpp. est-ce que itam remboursement yi yéen itam yéen a ngi ciy veillé bu baax a baax. non xam nga remboursement ñun bu dee ñun remboursement yi. dañ ciy def li ñu mën ndax remboursement yi ça fait de façon directe. ñun bu paree rek dañuy envoyé ñoom ñooy xool sa compte dugalal la fa. mais ñoom it parfois. seen xaalis du daje. pour ñu mën a fay. fay bi nag gaa moom dina yeex. wax dëgg yàlla waaye dañu leen di ñaan. ñoom ñu ñuy jàppale. am na ñu ñuy jàppale nag. parce que ñu ngi travailler ak ñoo xam vraiment ñu ñuy jàppale. soo demee Mbàkke avec kii ñu ngi travailler foofu ak Sarr. Sarr mi ngi nekk foofu ci raay bi rond point bi. avant ngay jéggi raay booru Kër Baye Yuga. ñu ngi travailler ak moom vraiment. ça marche fort. lan ngay wax seen enseignants yi nga xam ne nanguwuñu adhéré wu ci mutuelle yi Malick des fois ñu gis enseignant boo xamante ni wala travailleur boo xamante ni nanguwut a adhéré. ndax jàpp na ne xëy na dañ koy dagg xaalisam rek. mais xam nga l'adhésion est personnelle individuelle et libre. parce que am na benn jour. benn waay boo xam ne da doon bañ a adhéré. mais quand feebar day bettaate. yàlla nañu yàlla may wér. may ko suñu njaboot. mais kenn xamul. mais bi doomam ak kiyam feebaree. mu ñàkk ci xaalis bu bari. bi mu paasee. dafa ñëw adhéré. waaw. ni ma man dama xamul woon mais. mi ngi door a xam njariñ li. maa ngi doog a xam njariñ li. très bien. mu dem bañ war ko ba war a jël garab. ñëw garab mu yomb ci yow moom mu jël lettre de garantie dem mu yomb ci moom.
mu répété waat ma la même chose. ma saa xaw naa dee. wallaay maanaam lii ñun institution bi fi lay nekk. bu ñu demoon ba nekkatuñ fi lay ne. nit ñee ko moom dañ ko créé pour faj nit ñi. comme ni ñu créé. Coacels mooy coopérative d'habitat. pour di gëstu di wut ay kër. di ko jox jàngalekat yi. xam naa duñu jeexal te Malick waxuñu ci sa avenir ci syndicat bi nga xam ne yaa ko jiite nekk secrétaire général bi lan nga ci xalaat lan mooy objectif yi ak avenir bi lan nga jàpp ne moom la war a doon. sant yàlla. ci benn mbir toute ma carrière. dama ko def ci syndicat. macha allah. toute ma carrière. je suis présentement instituteur principal. macha allah. yoruma direction. du ma surveillant général. aw ma benn indemnité musuma am indemnité. toute ma vie dama ko consacré au syndicalisme. amul fayoor amul payoor. mais am na mbir yàlla. amul sax motivation wala nangam. aucune motivation pour le secrétaire général. ah bon pourtant gars yi dañu naan Malick mi ngi noos. non d'accord xam nañ. xam nga am na ñoo xam ni waxa leen neex rek mais man d'abord avant syndicat dama doon liggéey. am salaire. am ñu baax am ay vraiment am i doom. est-ce que pare nga pour jël 4e mandat parce que 3e mandat moom nee naa dañ koy tere mais yow def nga ko léegi nag prochain mandat loo ci xalaat. non présentement. xam naa dinaa des ci syndicat. mais nag foo nekk da ngay promouvoir ay jeunes. surtout. da ngay préparer. sa retraite même jàngale mi da ngay préparer sa retraite. normalement. man ñaan naa yàlla. mu may ma kàttan ak wér. ba ma préparer sama relève. ba bu ëllëgee. ki fiy nekk. dana nekk koo xam ne dana jàng dana man te du ma réer ak moom parce que du ma ko sori. macha allah ndax lu tax du ma ko sori. mooy damaa fas yéene man lii dama ko bëgg. waaw mu nekk sama passion. passion la. ma am ci expérience. bokk ci ñiy dogal ci Sénégal. bokk dialogue social secteur éducation. et de la formation di xalaat avenir u jàngalekat yi. ak nu ñu leen di jàppale ak nu ñuy jaar ba oyofal seen i jafe-jafe. dootul bari. macha allah. kon dafa mel ni bu yàggee. dinaa ne yalax lii jàpp ca kaw. waaye nag am trait d'union maag ñi ne fi. di leen jàppale nañ ma ñaanal mandat bi jeex ci jàmm rek. na fekk itam yow nga préparé jeunesse boo xamante ni sa ginnaaw danañ mën a. incha allah defe naa ne balaa mandat bee jeex am na ñu bari ñu fi nekk may gërëm nag bureau bi ma àndal ñëpp di liggéey. parce que tey liggéey bi su yombee ci man. bu ma ni lépp man la ñi ma ko bokkal ci lañu. jàngalekat yi nekkul ci bureau bi ci lañu parce que léeg-léeg nit woo ma fenn wax ma soxlay jàmbur te du membre de bureau. loolu jàpp la. kon lii ma liggéey. ci syndicat samay mbokki jàngalekat yi ñoo ma ko jàppalee. ak bureau bi may àndal. ma leen di sant bu baax di leen gërëm. di leen ñaanal di sàkku ci ñaan nag ñoom. vraiment ñu ñaanal fan ñu gudd ak wér. ba mission bi ñu bëgg ñu àggale ko ci darajay Xaadimu Rasuul. xam naa duñ jeexal te nuyuwuñu IEF bu Mbàkke di inspecteur Ndiaga Ba di nuyu itam mbooleem ñi nga xamante ni ci sa tur xam naa ne loolu waroon naa ko bàyyee sax nga nuyu. en même temps nga joxaale sa kàddu gu mujj itam. voilà si Ablaat. may delluwaat di sant yàlla. di sant Serigne Touba. di sant Serigne Mountakha mi fi Serigne Touba ak njabootu Xaadimu Rasuul gi. di leen sant bu baax di leen gërëm. di ñaan yàlla may leen ndam. di sant. aussi inspecteur. inspecteur. Ndiaga Ba. dafa am yenn lu nga xam ne rek man moo ma neex ci njiit. muy transparence. macha allah. ak dal. waaw loolu de moom am na ko. parce que transparence mooy li ñu la jox soxlawoo ci dara. ndax bi mu njëkkee ñëw li ma njëkk a noté. dafa jël oto yi. bàyyi koog chauffeur yi. loolu jaadu na. bàyyi koog chauffeur yi. gaare woo ko pour boppam. bu tayee woo chauffeur bi de da koo bàyyi ak chauffeur. très bien bi ci des. dama am ku taseeg ku ñëw ni ma dafa taseeg moom ci
jabaram. mu dem marché di jënd ay fourniture ay cahier ak livre. ndeysaan en tant que jabaru inspecteur ak ay dikk ah. ma ni waaw kon kii soxlawul matériel bi muy ñaari mbir. ah te yàlla def na lu am ci jàngalekat yi. su ko déggee ni ma kar ma ñëw mu wax ma ko buñ tooñee. damay xool nu may xoole ba ñu juboo bu waree jéggalu ñu jéggalu mu jéggal su dee lu wane lu ñuy wax dox la mënuma loo ci xalaat. ma ne ko xanaa lii mu doxe loolu. collaboration boobu mu am ak man nag. jàpp naa ni moom la am ak ñëpp. kon loolu rek tax na wax dëgg yàlla te boobu problème yi surtout jàngalekat yi parce que lu bara xaw na fi ah. ci jàngalekat yi ay tooñ ay mbir ay affaire mais lépp dañ koo waxtaanee ba yàlla saf ci ndox mu set. kon di nuyu personnel bi nekk EFI yëpp. enseignant yëpp équipe yëpp. enseignant yëpp. di mooy sama mbokk arabisant yi. arabisant yi ñoom itam xam nga ñoom samay xarit la parce que dañoo fort ci sama bureau. waaw ñoom Arouna Rachid rek waaw Rachid Bousso ay. Abdou Salam Diarra voilà gis nga. waaw te kooku kenn la ci man. vraiment ndax sama proche la. ndeysaan jërëjëf. lu ma xamal daal. ndeysaan lu fanaan ci man. lu yendu ci man. dana fanaan ci moom macha allah jërëjëf EG Malick Mbaye nekk secrétaire général bu syndicat bii di SELS. nekk fii ci Mbacké itam nekk itam koo xamante ni nit ku laabir la ku woyof ku disponible la vraiment parce que émission bi ñu koy coordonné rek daanaka amul sax une semaine mu ne ma yow moom loo saako ci man dama koy daal di def wax ma noo ko bëggee loolu vraiment lu ñu marqué la. ni muy taxaw itam jàngalekat yi vraiment loolu itam am naa lu ñu ci xam lu baax a baax lu bëree bëri ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom yeggali mbooleem ay yéeneem yeggali itam pas-pas bi nga xamante ne moom la am vraiment ku am yitte la ku am itam yéene la ci carrière jàngalekat yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale di ay approche am tudd na ci Abdou Salam Diarra Oustaz Harouna Rachid Bousso ak ña nekk ca mutuelle ba Ibrahima Mbacké suñu frère ñu ngi koy sant mu itam di ko ziar bu baax ba di ziare jàngalekat yëpp inspecteur arabe français ñëpp rek bàyyiwuñ ci kenn ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi émission sunu gan la woon tey Malick Mbaye la ñu dalaloon ñu ngi leen di jox dig daje beneen émission incha allahu technique bi Bada Gueye moo ci nekkoon am sa kan noonu naka noonu Mourtada Fall moo nekk ca régie ba ak Serigne Saliou Seck naka noonu soxna Naar ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah. mbokki Touba mbokki Bawol seen showroom tapis rouge bi ngeen taamu ci meuble ak décoration yu rafet moo leen andil lu bees tàq muy lan tapis rouge vaisselle waaw tapis rouge vaisselle fi vaisselle yombee am classe et ànd ak qualité ani jeeg yi bëgg lu baax fii mooy adresse bu baax bi togg yomb na de waaye ca taaj bala kon nag képp ku ci bëgg ay vaisselle yu rafet raar am classe ba ko taajal mu respecté la ñëwal fii visiter suñu rayon ci tapis rouge Touba Ndam lépp luy ay boolu VIP ay tasse en porcelaine ay ensemble carafe yu ànd ak verre yu jongoma ay plateau de service ay thermos yu rafet te ànd ak qualité ay chafing dish ak ay fontaine yoo dul gis fenn lépp nag ci ay prix yu xéwale tapis rouge yamul foofu ak yéen képp koo xamante ni da nga am xew muy mariage di ngénte wala ngay anniversaire tapis rouge andi na leen ay accessoires pour décoration yu rafet ci ay prix yu yomb. tapis rouge mi ngi fii ci Touba Ndam dend ak station Total bi nekk ci route nationale bi képp ku ci bëgg ay leeral mën nga woote ci 77 833 70 00 77 833 70 00 tapis rouge seen mbégte mooy sunu itte.